ñu ne laale na Pape Cheikh Diallo ngeen dégg mu tudd centre religieux ñu ne laale na ak Pape Cheikh tailleur ñuy laale na ak Pape Cheikh ñu ci ëpp 8 personnes ñoo nga xamante ni si nee nañu laale nañu te maa ngi dégg benn cas bu ñu tudd cité mixta actuellement nii ñu naan bu sàgganul laal na ci mbir moomu noonu est-ce que Pape Cheikh dafa amoon benn mission uniquement pour tasaare mbir mi ci dëkk bi wala déet laa aussi man jaaxal na ma. écoute Adji. boobu ba léegi ñu ngi wax ci affaire bi. depuis bi mu claté. et saa bu ñu waxee on parle de Pape Cheikh. dem nañ ba tuddee ko l'affaire Pape Cheikh. waaw. mbirum homosexualité nag dafa xaw a doy waar ba am na noo ciy waxee ñu naan waa ji mu ngi def promotion. wala waa ji mu ngi défendre diw. tout à fait. mais xam nga àtteeguñ ko. àtteeguñ ko pour xam ba xam ndax il est coupable ou pas. quel que soit alpha li ñuy gis ci presse bi. moom mooy képp kuñ ci wax tudd na Pape Cheikh Diallo. su fekkee ne loolu moo am enquête bi war na dépasser la personne de Pape Cheikh Diallo. xam nga fan la war a yegg quels sont ceux qui sont autour de Pape Cheikh Diallo. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient envie wala boog qui travaillaient pour propager le VIH volontairement moyennant quelque chose. Est-ce qu'il y avait un groupe de personnes yu nga xamante ni dañoo am mission pervertir les jeunes. Vraiment. Le cas de Pierre Robert par exemple. ça c'est une mission. Pierre Robert. nga xamante ni dafa am une école bu nga xamante ne lan lañ fay jàngale. acte contre nature ak transmission du VIH. Vraiment. di former ay xale yu ndaw de moins de 18 ans 15 ans 12 ans 16 ans c'est grave. xam nga kooku il avait une mission. mais kooku cerné nañ ko. mais Pape Cheikh su fekkente ni kuñ ci tudd. mu ni Pape Cheikh ku ci tudd mu ni faru Pape Cheikh la xale jigéen ñi mënuñoo am far mënuñoo am sax faru rab Pape Cheikh dajale 8 far. tee ko. donc moi je pense que enquête bi. ak réflexion yi war nañoo dépasser. cadre bi. mooy ñan ñoo nekk autour de cette affaire là lan moo nekkoon seen mission. xoolal boo xoolee ñi ñu ciy tudd ñëpp pour le moment. ay célébrité lañ. vraiment. ñii ci diine ji lañ nekk. ñu ñàkkul dara aussi. oui ñii ci diine ji lañ nekk ñii ci média yi lañ nekk. ñii ay artistes lañu. ñoo ci ëpp. ak des jeunes des étudiants maanaam boo xoolee couches yëpp ñu ngi ci toutes les couches. mais qui a vraiment intérêt. à pervertir nos jeunes. Vraiment. à propager le VIH. comme ça xool kuñ ci testé mu positif. vraiment surtout ça. kan moom ma waxoon ne ma man Kader mi mooy bokkal plateau di jàkkaarloo moom tous les jours bu ñu ko testé VIH dafay positif. surtout Kader. Qu'est-ce qui se passe en fait en réalité pour man jamono ji on doit se poser les bonnes questions. il faut pas que affaire bi ñu jëlee ko émotion. il faut accepter que c'est un mal boo xam ne dugg na suñu biir ba pare. mu jël proportion boo xamante ni yaakaar naa ni proportion bi ni ñu koy xalaatee du weesu na foofu léegi nan lañ war a def. mooy toog xalaat que nan lañ à quel moment on a failli en fait ci l'éducation des enfants. à quel moment on a failli à quel moment on a failli ci enseignement religieux. à quel moment la société. a failli ba lii mën a ñëw dugg suñu biir. ba mën a jël proportion bi. pour les générations futures. je suis très inquiet depuis le début xam nga lan moo tax. comment je vais faire pour que mes enfants c'est-à-dire ma yar leen ci yar boo xamante ni ba ñu am imaan bu dëgër boo xamante ni dara du leen mën a këf. as kenn du ne du jullit. kenn du ne jàngul. mais ni mu mokkalee xasida yi ni muy jàngee alxuraan. mais kenn du ne yaruñu ko. ah non non. qu'est-ce qui s'est passé. vraiment. à quel moment on a failli en fait. mais lan moo leen ci dugal tamit lan moo leen ci dugal. non ça aussi c'est une question lan moo leen ci war a dugal am na ñoo xamante ni
il faut l'admettre am na ñoo xamante ni dañ ko judduwaale wala boog bi ñu nekk xale parce que am na lu leen dal ci seen xale. lu mel noonu ba tax ñu tàmm ko. am na ñoo xamante ne xaalis moo leen ci dugal. bon am na ñoo xamante ni bon ils sont malades. noonu laa ko mën a waxee. tout dafay dellu ci iblis ci seytaane. waaw dañ naan seytaane moom sonn na trop mais. seytaane en fait non ak yu dana ay seytaane daal en non tout cas. innahu lakum aduwwun mubiin la yàlla wax. nee na suñu noon bu biir la. te dafa am mission moom. waaw. léegi au-delà de feebar ñi ciy wut xaalis mais seytaane aussi daf ci am doole parce que man pour man nit ki sa imaan bu dëgëree. sa imaan bu dëgëree. bu ma ko dugalee ci cadre religieux. sa imaan bu dëgëree am na loo xamante ne doo ko def. tout à fait. je te donne un exemple de imaan bu dëgër imaan. woor weeru koor woor. yow dañ ne la boo xëyee ba ngoon doo lekk. bien sûr. te lu baax rek ngay def. nga xëy xëdd. toute la journée lekkoo. nga nekk sa biir néeg wala nga nekk foo xam ne kenn gisul la. pourtant mënul ngaa lekk wala nga def lu la neex. lu tax doo ko def. parce que da ngay jàpp ne même bu la kenn gisul. yàlla mi la teg koor gi. mu ngi lay bàyyi xel. bien sûr. waa léegi loolu noonu est-ce que waruñ cee jàngee ne dafa war a nekk ci nit ki ba keroog muy faatu. man pour man on a failli quelque part. waaw bon. oui. ah ouais. pour moi on a failli quelque part. mais est-ce que du ñàkk solo ki ñu def ci manque de formation religieuse bi parce que aussi même fekkente ne daara ji dina la yar waaye tamit kër ga war na ndax daara ji li mu mën mooy que ni jàngal la ko sa xam-xam wala jàngal la nga mokkal téere li des nag mooy ki koy mottali mooy waajur yi ci biir kër gi est-ce que waajur yi amuñu fu ñu fayir quelque part. non waajur yi fayir nañ mais ñun ñëpp a fayir. c'est-à-dire man xoolal bu ñu ko xoolee côté boobu kese. man gis nga affaire aas bi daf may xalaatloo guddi ba bët set. parce que damaa dund biir Hizbut Tarqiyyah daara ja dama fa nekk. ci daara ja dama fa nekk doon liggéey almouridiya ma xam Serigne Atou Diagne dëgg sax. xam ko ci maanaam boo toogee sax. jigéen romb la. jigéen romb la côté bële. maanaam nga catal sa bët rek. wala nga am noo réagir ni Serigne Atou di def ci yow après. ni mu lay sermonné ni muy waxee ak yow c'est-à-dire yar boobu noonu ñu leen yar Hizbut Tarqiyyah et c'est pas donné à n'importe qui. nga dugg ci cercle restreint bi nga xamante ni moom mooy toog devant le khalife de Serigne Touba di jàng xasida c'est pas donné à n'importe qui dañ ko segg dafa am ay critères. rigoureuse yoo nga xamante ne moom la ñuy seggee jàngkat yi. dafa am ay critères yoo nga xamante ne moom ngay nekkee ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah. mais Hizbut Tarqiyyah dans l'histoire de Hizbut Tarqiyyah am na ñu bari ñoo xam ne dàq nañ leen Hizbut Tarqiyyah. ñu bari. ñu dàq parce que dañoo wàcc yoon léegi yar boobu noonu léegi nag nit ki mën nga nekk ñu yar la yar boobu noonu ci kuréel bi. ba pare waxuma la acte contre nature ba pare ngay utiliser drogue. vraiment surtout vraiment assuré na. c'est-à-dire c'est un problème c'est un très sérieux et un très grand problème. pour man dañ cee war a xalaat et les sociopsychologues pour man am nañu liggéey bu rëy. lii jàngat la ci ñu wax société sénégalaise bi. ñu jàngat ko en profondeur. ñu xam à quel moment on a failli parce que aji pour man on a failli quelque part. Les parents ont failli, l'État a failli, les religieux ont failli. Quand je dis religieux, je dis même les Serigne Daara et autres. Bien sûr. La société a failli. On a failli quelque part maye nañu tànk foo xamante ne fa la seytaane prox ndoolu. parce que nag yu was fii su dóori naa si. bien sûr waaw loolu dëgg la. oui on a failli quelque part. parce que tu ne peux pas imaginer un Sénégalais bon teint nekk homosexuel. ah ouais dëgg yàlla. c'est-à-dire da nga ko doon dégg mais tu peux pas imaginer que tu peux connaître quelqu'un. mais nga xëy ñu ne la il s'adonnait à des actes contre nature. waaw. amoon na sida bi xam ko ba pare di ko wàlle keneen. di ko wàll keneen ba pare di kuréel chaque jour. non loolu moom neexut a comprendre. non mais c'est-à-dire c'est incompréhensible en fait c'est-à-dire
man dama naan est-ce que sama bopp bi du toj parce que on se pose toutes les mêmes questions maintenant nag écoute pour man. ci affaire bi ñi ciy jàpp ni ay second couteau lañ aji. ay second couteau. ah bon. oui. jàpp nga ne am nañu ci gën a mag as. ah oui non mënal ñàkk. ci côté religieux bi. mënul ñàkk wala ci autorité wala ci biir cercle journaliste yi wala animateur yi entre autres. mënul ñàkk. ok. ma ne. mënul ñàkk. mënul ñàkk non mënul ñàkk c'est-à-dire pourquoi benn côté bi rek. wala ñaari côté rek mais l'influence est énorme naka la ñu mën a détourner as dolu ko ci lii man loolu tey mënuma koo comprendre. seytaane ku baax lay bañ a gis. seytaane ku baax lay bañ a gis. boo nekkee ci lu baax chaque jour yaa ngi gis ay tentation yoo xamante ni maanaam prox ndol la bu yomb pour nga am xaalis. mais moom ñàkkul dara. waaw mais ñàkkul dara mais bon écoute à un moment donné il faut que ñoom aussi ñu am seen version. c'est pour moi c'est très important. waaw là aussi c'est important. pour moi man je dois avoir la version de As en fait moi je veux avoir la version de As. il faut que As wax ma exactement lan moo ko ci dugal. en fait man pour man ma mën a commencer sama réflexion di am ay piste ci fan la ñu fayiree. ah ouais. parce que oui tu as dit As ñàkkul dara mais Kader ñàkkul. Kader aussi ñàkkul dara. bon amul am yooyu mais ñàkkul Kader am na société am. au-delà de li ñu koy fay par weer au des médias. ok mais am na société am boo nga xamante ni ci wàllum suuf la nekk. d'accord day jaay suuf. day def dans la location am na société immobilier. bu liggéey ba wàcc day ñëw des médias. alors Pape Cheikh Diallo ñàkkul. mu ngi fayeeku. alors Majib Seck ñun ñëpp xam nañ ne. ñàkkul. bien sûr. affaire yi daal man pour man yaa. neexul lijjanti waaw neexul lijjanti daal dafa lëj. trop waaw dafa lëj pour man. nañu fi bàyyi ñu fi def rek mais loolu sëñ bi dafa fattu. c'était normal c'est normal en fait. aji sëñ Mountakha yërëmuñ ko dara. yërëmuñ ko kay. xoolal sëñ Mountakha bi mu nekkee xalif général des Mourides ba tey coono biñ koy teg. waaw. sëriñ Mountakha même boo nekkul Mouride. xalifa sëriñ Touba ci kaw suuf dafa am dayo bu mu am. c'est-à-dire même boo nekkul Mouride lépp loo def ci société bi. xamal ni xalif général bi nga ko def. sëriñ Mountakha dañu ko sonal ba doo sax comprendre ma dama ko mujjee yërëm c'est-à-dire dimbaliwuñu ko ci mission bi. mais nit ku mel ni moom saa waay yow nga ku mel ni sëriñ Mountakha. yow ñi la mujjee ziyaare. ñi la mujjee ziyaare ñu ne la kenn ki ñu ngi koy tudd ci loolu. mais di nga fattu jéggalu yàlla sa borom donte xamoo ko woon mais di nga fattu jéggalu yàlla sa borom ba pare. ñaan yàlla parce que écoute. phénomène bi ci la yàlla tukkee àdduna de. loolu ci la ko tukkale de. kon bu phénomène bi di jël proportion bu toll nii. c'est normal ku mel ni Serigne Mountakha dugg wéetoog borom bi. man kaana lillaahi kaana laahu lahu. su génnee nañu jàng xasida nañu jàng alxuraan. nañu jéggalu yàlla lu bari. il faut jamono ji nag sincèrement gis nga buñ deful xam nga gars yi ñu ngi wax ay dépistage national. gis nga buñ deful jéggalu yàlla national. ay istighfar national. waaw di jàng alxuraan national. ngir yàlla jéggal ñu national. non kon yàlla. waaw yàlla du lem Sénégal. non du lem Sénégal mais jéye yi nga doon gis c'était inexplicable da ngay jékki ñu ne la barab sàngam tàkk na. nga jékki-jékki ñu ne la am na accident des dizaines de morts des vingtaines de morts. nga jékki-jékki ñu ne la nangam gaal gi suux na nga jékki-jékki jéye yooyu pour yow lan la pour man loolu nag c'est ma part personnelle. pour man yooyu noonu jéye yi fii am yëpp. pour man yàlla mu ngi ñu doon annoncé ne am na lu nekk ci société bi loo xamante ni tukkal naa ci àdduna. pour man. yàlla pour man nag jot na fi mu toll bàyyiwul xel. ñu jégalu yàlla de. man de ñëpp asama ci jaaxal. man de ñëpp asama ci jaaxal de.
as moo jaaxal ñëpp. ah man ne as mi jaaxal na. affaire as daal saa yi xam naa ne. man ne as mi xamul ko xiir ci lii. ah. ni xamul ko xiir ci lii de. yéeme na de. ak ni mënee jàng xasida. ak ni mënee jàng xasida. waaw. man ne jàngam ba tey jii nag ba tey jii may wax njàngam bi ni may def di ko def mbindeef. mënuma ci dara. mais force la dañ koy déglu mënuñu ko bañ a déglu ci. sama benn papa Ibrahima Diop mouvement Jàmmi Sénégal maa ngi koy nuyu bu baax a baax dafa def benn cri de cœur. nee na bu murit yëpp nee na bu ñëpp bokkoon bon. du tee Serigne Touba mu ngi nekk Serigne Touba. yoonu murit mu ngi nekk yoonu murit ba tey. xasida yi ñu ngi nekk li ñu doon ba tey parce que nee na Serigne Touba ba muy defal yàlla. bi muy liggéeyal yàlla ba yàlla di ko fay. loo xamante ne maanaam kenn mënu koo yàq. boobu ñoom ñi kenn nekkatu fi. bien sûr. nee na nit mu ngi jàng alxuraan. guddi ak bëccëg subaak ngoon fekk ku bon la. nit mu ngi dem màkka. subaak ngoon fekk ku bon la. te pourtant alxuraan day konne di nekk alxuraan. màkka di konne di nekk màkka diine lislaam di konne di nekk diine lislaam kon Serigne Touba mu ngi konne di nekk Serigne Touba mouridisme dara mënu koo yàq mu ngi konne di nekk mouridisme hisbu tarxiya mu ngi konne di nekk hisbu tarxiya. bien sûr dara mënu koo yàq. ku ci bëgg a bon nag yow yaa bon te nag Serigne Mountakha dànkaafu na leen fi woon un jour de. waaw waay. waay non sëñ bi day jël bu nag. waaw loolu dëgg la waaw. loolu aussi mënuñu ko bañ ci woon day am. saa waay kuréel bi dafa am kuréelu yàlla ak kuréelu seytaan ñooñ seytaane dañoo jaxasoo ak ñooñ yàlla yi. nduróog lool ak ñooñ yàlla yi fekk ñooñ seytaane lañ. ba xam nga lool. waaw loolu ma ne la. ñooñ seytaane ñaari kuréel la. ñooñ yàlla ak ñooñ seytaane. ñooñ seytaane dañoo jaxasoo ak ñooñ yàlla ba nduróog ñoom. ba boo leen gisee yaakaar ni ñooñ yàlla lañ fekk ñooñ seytaane lañ. bu ñu demee nag ba pënd ba wuri ci la ñuy xamee kan mooy ñan ñooy ñooñ yàlla ak ñan ñooy ñooñ seytaane. ni sëñ Fall defoon Iblis jumaa liggéey jumaa Tuubaa bi. waaw seppi ko. seppi ko. yéen a ñu instant bi ñu ngi ci seppi bi. waaw c'est normal. mbir gënul rëy acte contre nature. gënu koo rëy ci àdduna. yàlla ci lim bañ. bokk lim gën a bañ lii bokk na ci. mais li seetaan sax bëgg ko seetaan sax daf koy daw. seetaan mu loo da koy daw. lii kenn bëgg ko moom Cissé acte contre nature seetaan sax daf koy daw. mala yi sama benn xarit nee na ma booy ma ne ko mu ne ma mos ngaa gis ñaari xar yu góor di sëy. loolu amul loolu ñëpp koy daw. ci nit ñi rek. vraiment. mais man en fait man ça ne passe pas dans ma tête man mënu ma comprendre ko comprendre ba léegi waaw. ne ko comprendre waaw man mënu ma comprendre. yow yàlla musal. amiin yaa rabbi alors mbir moomu dinañ ci desandi ndax suñu premier ministre ki porte loi bi.